may wax ma ni contexte bi. Contexte bi ñu amal ziar bi. ñuy wax ci risques yi docteur Camara wax na ko. mais yow aussi des risques liés à l'environnement. ci sedd bi lay amee. saxaar seek xat-xat yeeg les travaux yi am fii ci jumaa ji ak ñoom seen. et cetera s'ajoutent des risques liés à la consommation des produits impropres à la consommation lu ciy taxawaayu service d'hygiène. jërëjëf loolu dina ma question bu am solo la bu ñu mën ci dellu si parce que day tax vraiment ñu gën a ñaax doomu aadama yi ndax bu ñu fàttalikoo tuuti nit ñi barewaay bi ñu fiy bare non seulement poussière bu bëri dina jóg bërëb yi nga xam ni dañ fay taal di fa toggee saxaar su bëri dina fa jóg parce que dañu xool Tivaouane maanaam dalwaay yu bëri dañ fiy ñëw te dañuy togg dina toll benn instant da ngay gis ne dëkk bi saxaar si bëri na ci dëkk bi poussière bi nit ñi du ñuy demee dina bëri ci dëkk bi donc looloo itam ci wàllu santé dina poser problème te itam gis nañu man bi may ñëw nii rek def naa tuuru artères yi xool jaaykat yi ñu ngi implanté wu ku nekk yaa ngi defar sa place boo mën a defee sa gargote jaay donc ay lekk la ñuy togg donc matuwaay yi dañu leen war a sensibiliser ñu xam ni dañu war a jël matuwaay yu am solo surtout ci wàllu set bi ci wàllu bërëb yi ñu def parce que poussière fu muy am nga ubbi sa ñam teg ko donc l'aliment n'est pas protégé donc moo tax ci wàllu woowu dañ ciy ñaax jaaykat yi parce que ñu bëri dañuy ñëw fii tey defar seeni place xëy di jaay ndekki di jaay añ di jaay reer su ko defee ñooñu jaadu na ñu jël matuwaay yooyu donc danañ ci jël ay dispositions nag yu am solo parce que sama agent yi dinañu en tout cas def artères yi di mën a sensibiliser nit ñi ku ñu fekk vraiment nga nekk ci ay anam boo xam ni wóor nañ ni fii ci wàllu wér-gu-yaram mën na poser problème ñu jox la ay conseils wax ak yow ci jamonoy ziar la ñu nekk mais dinañ ci wax ak doomu aadama yi beneen bi ci des mooy lekk gi parce que comme ni ñuy waxee tey jaay nit ñi dañuy jëlee fu nekk aliment indi ko bu ngeen fàttali ko fan yi passé rek brigade d'hygiène lakk na fi lu mat 8 tonnes de produits impropres à la consommation donc mu wan ni la toujours am na ci ñoo xam ni jamono yii ci la ñuy profité doontale ñaari at a ngi nii dara amul ñu bëri am nañ sax seen i ay lu doon ay marchandises yoo xam ni mu ngi fi woon en stock kon tey ñun la ñu gën a taxaw pour gën a vérifier loolu parce que am na ñoo xam ni tey seen stock bu yàgg boobu moom la ñuy teg ci marché bi donc dinañ ci taxaw ak suñuy agent en tout cas ba loolu aussi vraiment ñi nga xam ni comme ni koy olof di waxee toujours ñu fiy ñëw pour ziar ak sama waaj nu mu ko waxee woon ak ñuy ras dem bokkuñu donc toujours loolu day am te donc dinañ ci jël matuwaay bu am solo di continuer di sensibiliser parce que dinaa rappeler ni jël nañu ay matuwaay parce que avant tey jii rek bërëb bi ñu toog sax désinfecté nañ ko traité nañu bërëb yi nga xam ni en tout cas regroupement bi daf fi war a am yëpp jot nañ fa dem zawiya yi yëpp traité nañ ko résidence yi nga xam ni moo war a recevoir gan yi aussi parce que aussi dañu nekk ci jamono boo xam ni yoo day am tout le temps léegi maintenant donc dafa am condition yu koy maintenir moo tax yoo day am jamono bu nekk moo tax ñun jël nañu matuwaay en tout cas désinsectiser nañu désinfecté nañu aussi parce que désinfecté moom par rapport ak Covid bi bërëb yi nga xam ne dinañ fa def rassemblement yëpp def nañ ko et fas nañu yéene aussi continuer ko parce que suba sax incha allah ci alxamis bi am na ay domicile yu bëri yoo xam ni tey jot nañu liste bi tey pour war ko mën a defaat donc ci ñaari pàcc yooyu muy lutte antivectorielle ak yu demee noonu nga xam ni dinañ ko def pour nit ñi nekk ci jàmm parce que yooyu bëri nañ fi boobu def nañ ko te danañ ko continuer def beneen bi nga xam ne moo jëm ci wàllu consommation alimentation aussi itam taxawaay boobu dañ ko def gis nañu aussi itam daluwaay yi nit ñi danañ fa rey ay nag dinañ fa indi ay ndawal yooyu laaj na saytu ñay nekk ci bërëb yooyu aussi laaj nañ ñu leen di contrôler te ñun en tout cas dinañu góorgóorlu ba fi nga xam ni daal war nañ fa mën a yóbbu dispositif pour aussi lavage des mains ñu koy gën a respecter parce que tey lañ ko war a gën a respecter ndax te xeetu feebar yi dañuy ragal Covid rek mais yeneen am na fi. bien sûr intoxication alimentaire man dama jàpp ne ci jamono yu toll nii sax moo gën a garaaw parce que bu fi amoon rek
ni médecins yi peut-être kër docteur dinañu déborder. bien sûr donc looloo tam ñu dinañ ci gën a góorgóorlu pour vraiment ñaax ci doomu aadama yi ñu gën a góorgóorlu gis nañu dëkk bi aussi itam salubrité bi parce que léegi rek maa ngi doon def tour di xool nit ñi ñu gën a dimbale nit ñi parce que boo xoolee Tivaouane am na si ñoo xam ne ñu bëri dañoo ériger ay fosse ci mbedd te bu amee écoulement vraiment dafay sonal doomu aadama yi. ku ko def di ngeen ko marqué. waaw ku koy def xam nga loolu yoon daf ko daan. dama gis ñuy marqué. voilà loolu yoon daf ko daan yéen daf fi jaar marqué ma. léegi mi ngi am ba tey. wala mi ngi am ba léegi ndax sama yoon bi léegi rek bu ngeen jaaree si marché bi. am na ñaari ñu ma romb amoon na dépôt de gravat bu am solo ci mbedd mi. léegi laa leen wax ni balaa may dem si dans 2 heures de temps mu ngeen ko dégager. parce que dañ nekk ci ay travaux waaye nag yoon mayu leen ñu dépôt def ay gravat ci yoon bi. parce que xat-xat bu mel noonu bu fa loolu amee yeneen mën na fa am. te loolu yëpp dafa lié ak santé bi parce que tey bu xatee accident bu fa amee nga yóbbu ko ci docteur bi bu xatee donc yooyu yëpp dafa nekk ci matuwaay yi ñu war a jël ci dëkk bi nga xam ne vraiment mooy Tivaouane voilà donc yooyu daal vraiment jot nañ ko jël